benn waxtu jot sànkam mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njooloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bëccëguk set setal ngir rafetal xar kanamu réewuk Sénégal gannaaw tàmbali gi daaw ñu dakkaloon ko nag ndax mbasum coronavirus UCG nag fas yéene tàmbali waat liggéey bi dippee ko bésub setal Kaolack nag di gox bi nga xamante ne moom la ñu tàmmu ngir dooraat bi la liggéey daan ci ànd ak suñu ndaw ba ñu teewal ca Kaolack Ndangaan Adama Sarr ci biir xibaar yi fukki fan ak ñett ci weeruk février atum 2021 àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg gi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllub rajo mu yemook nag fukkeel bi yoon UNESCO di màggal bile bëccëg ponk gi ñu taamu nag ci atub ren di nag li nga xamante ne moo di jamono mi ngi dox nag doxalin gi dam di soppeeku ci wàllub rajo ñu daal di gam-gamle rajo anam gi nga xamante ne moom lañ ci liggéeyee démb ak tey daan ci ànd ak Aïssatou Kane ci biir xibaar yi. ni ñu koy faral di defee daañu ànd ak moom El Hadj Malick Cissé gaaw gu jot rubrique article de la semaine tey nag amal taxaw seetlu ci mbirub Ousmane Sonko mi nga xamante ne dañoo teg tuumay siif cib ndoddam ay bés yi ñu weesu nag këxëtu yëglekaay yi ñu ci nemmeeku bile xibaar waral nag ñu daal di dalal Ibrahima Anne moom nag gëstu na ci gëstu gu yaa Ibrahima Anne moom mooy rédacteur en chef bu Walf Quotidien laaj ak tontu nar a dox diggante ak El Hadj Malick Cissé ci biir xibaar yi daañu ko dalal itam Assane Top ñeel ponk gu mujj gi ci jotaay gi li yéen kaay yi xëy fasal tey ji yemook gaawoo fukki fan ak ñett ci weeruk février atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njoloor si. nama leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi tey nag la àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg gi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllub rajo yemoo ko fukki fan ak ñett ci weeruk février doon nag fukkeel bi yoon waa UNESCO nag di màggal bile bëccëg ponk bi nga xamante ne taamu nañ ko ci atub ren nag ne di jamono ji nga xamante ne mi ngi dox ak doxalin gu yees gi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci wàllub rajo rédaction bu ITV daal di gam-gamle anam bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ci rajo jamono ji ak at yi ñu weesu reportage bu Aïssatou Kane ñu teewlu ko. muy lu yàgg rajo daa musa bokk ci nekk nu sénégalais waaye mi ngi tàmmali wàññi gëdd loolu. rajo woon ak tey duñu benn. rajo sincèrement léegi dégluma ko je suis plutôt branché sur les télés le matin. ñaar seen lay déglu avant ma ñëw fii donc pratiquement je n'écoute pas la rajo information ñun fii nii duñu ko wax mais boo jàppee RFI ñu wax la lan moo xaw Sénégal benn rajo du ko wax alors que normalement rajo ñoo war a expliquer nit yi c'est obligé nga brancher extérieur pour xam lu fi nekk. ñàkk qualité bi am si jàllale xibaar yi xarala yu yees yi ñoo ko waral. médias yi dañu bari y a des internautes y a des médias yoo xamante ne comme ay rajo ay télé yëpp ñu ngi fii parfois y a des informations que l'autre rajo donne après boo demee beneen rajo du information du méngoo ak beneen information loolu mu ngi fii ce qui veut dire technologie bi moo avancé de sorte que mënoo basé ci benn rajo kese yow parfois da ngay déglu benn information ci rajo nga jël sa téléphone nga ne xaaral ma connecté xool est-ce que exactement lu ñuy wax c'est fiable. donte médium yaa ngi jaar ci numérique rajo yaa ngi woy di joxe xibaar yu wóor ñu bëri di ko béglu. rajo moom naka jekk dafa yàgg a xew ñu yàggu ko bëgg daal di déglu rajo dégg information ndax lu déglu jaaxal lu ne dañuy déglu rajo bi bu journal bi jotee dañuy déglu ba xam le mbir yi ngay dégg loo ci xam daal ne rajo moom wax yàlla lépp moom la ëpp luy déglu ci télévision. kóolute ci rajo lañ ko gën a wóolu ci yeneen yi appareil yeneen yi. parce que appareil yooyu daanaka man itiwuma ko moom man rajo rek laay ëpp lu may déglu télévision xanaa bul journal sax du ma ko seetaan rajo rek laay déglu. fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk mooy bés bu ñu jagleel ci àddina rajo donte concurrence bi bëri na xarala yu yees yi itam di gën a teg tànk rajo yaa ngi wëy ñoom ñi lee ñoo ngi jéem a ànd ak doxalinu ère digital ngir gën a sukkali média bi.
Aïssatou Kane gannaaw ba ñu ko tàmbalee ci daaw nag lii di set setal ngir rafetal xar kanamu réewuk Sénégal ñu tàmbali ko nag ci njiitalu président de la république Macky Sall dakkaloon ko ndax mbas mi di mbasum coronavirus. UCG nag ñoom liggéeykat yi fas yéene nañu nag dàbbaliwaat li ni mel dippee ko bésub setal li ni mel nag ñu fas yéene ko dooraatee fi nga xamante ne moo di région bu Kaolack lépp nag soob seen loxo ci xeex mi nga xamante ne moom la ñuy xeex salte mi ci mbedd yi gën a rafetal dëkkuwaay yi gën a ñoŋal itam nekkinu askan wi. Adama Sara. ay brouette ay râteau ak ay balai ba si sax ay camion ndaraan jumtukaay yooyu la nag la waa unité de coordination de la gestion des déchets solides di waa UCG daal di indi fii ci Kaolack lañ ci jublu nag moo di suqaliwaat lii di opération bésub setal bi nga xamee ne ay diir a ngi nii ñu dakkaloon ko ndax mbasum Covid 19 bi. gisoon ngeen daaw lancé woon na li ñu tuddee woon bésub setal maanaam ñuy jël benn bés ci weer bi di dem ci ay gox di liggéey daal ci wàllu cet mais ñun ñi nga xam ne ñun la dénk wàllum cet mi jàpp nañ ni bésub setal pour ñun bés bu nekk la. donc loolu ci loolu la ñu nekk moo tax ñu dellu siwaat symboliquement fii ci Kaolack ndax daf ñu jox ndigal nenu gis naa li ngeen di def ci Dakar bu doon sama sago tam ni ngeen fësalee seen liggéey ci Dakar ngeen defee ko noonu ci région yi ñu tàmbali nag fii ci Kaolack nga xam ni c'est une ville importante ci Sénégal ndax déjà foyer religieux la te xam nañ ñun ñëpp histoire u Kaolack ak Kaolack ni mu dëppoo ak ni mu mel moo tax tey ñu ñëw fii pour mettre en place le suivi. li ni mel nag kilifa yi ngànk commune bu Kaolack daal dinañ ko rafetlu. lii ngeen di def d'accord seen liggéey la waaye ñun ngeen ko defal parce que ku ne xam na ne ordure compétence transférée la kon mairie moo am charge nettoyer dëkk ba mu set kon buñ ci nekkee ci suñ budget bi xaw ci néew doole UCG ñëw. te bañ ñëwee Kaolack ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey di ñu jàppale guddi ak bëccëg kon dañ leen di gërëm di leen sant di leen wax ne toutes les dispositions seront prises le CTL est là à votre disposition lépp lu ngeen yaakaar ne war nañ cee mën a taxaw pour que seen liggéey bi bañ a am lenn lu ko gàllankoor incha allah dinañ ci taxaw. ngir aar ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci liggéeyu mbalit bi nga xamee ne sax ñoom ñoo gën a exposé ci li nga xam ne moom moo di feebar yi lu aju nag ci Covid 19 bi ki nga xamee ni moom moo di coordonnateur bu UCG jàpp ne matukaay yëpp jël nañ ko ngir aar ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi fiy liggéey. ñun UCG bi mu tàmbalee li ñu njëkk a def mooy teg suñu filet de sécurité ci décharge yi parce que mbalit mi yëpp foofu lay teer te sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey ci décharge yi suñu jigéen suñu yaay suñuy baay ak suñuy rak ñooñu aussi war nañ leen jox kiiraay ndax ñoom ci suñu koñ yi la ñu dëkk donc ñun suñu filet de sécurité foofu lañ ko njëkk a teg après remonté ko aussi ci agent de propreté yi ñi nga xam ne ñooy for mbalit yi wala nekk ci oto mbalit yi di leen jox ay gants di ko renouveler ay masques même ay chaussures de sécurité ak yooyu pour ñu mën a fàggandiku daal. ci fàttali nag opération bi nga xamee ne daal dinañ ko doore fii ci Kaolack dinañ ko wéyal ci gox yi nekk ci Sénégal yëpp. Adama Sarr gannaaw Saloum ñu wutali ca Fuladu la ñu fay waxtaanee nag di ñaar fukk ak juróom-benneelu bataillon bu reconnaissance ak appui bu armée kon nag ñoom ñoo doon màggal bëccëg bi nga xamante ne moo di fête patronale loole nag ñu amal ko daal di fësal taxawaay bi nga xamante ne moom la armée bu Sénégal di taxawu askan wi ngir wattu seenub kaaraange waaye itam ngir gën a ñoŋal seenub dundin li ni mel nag doon juróom-ñaareel bi yoon ñu koy amal gannaaw nag ba ñu taxawalee bile bataillon ci atum 1997 Seydou Diatta. sargal ak orma drapeau bi nemmeeku jàmbaar yi laata sëgg delloo njukkal ñi nga xamante ne ñooy woy jiitu yi ci tool xare yi daanaka fête patronale bu 26e bataillon de reconnaissance et d'appui bi ginnaaw sargal ak delloo njukkal woy jiitu yi dafa di ab jotaay buy firndeel diggante gu ratax ñeel askan wi ak ñoom soldats yi seen bopp. La fête patronale du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui constitue une opportunité. di leen fàttali ne rek fête patronale bu 26e BRA di amal ni ci waxtu wi dañ ko jagleel it wàllu jokkalante ak feddale kóllëre diggante takk der yi waaye it doon na ab jotaay ngir feddale kóllëre ak askan wi loolu waral seen teewaay. C'est un moment de communier avec les populations de Kolda en mettant en exergue le concept armée-nation. naam 26e bataillon de reconnaissance et d'appui bokk na ci yu mujj juddu ci mim réew waaye terewul mu bokk ci yu ràññeeku ci mim réew ak ci biti. Le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui, depuis sa création, s'est frayé son chemin
naam 26e bataillon de reconnaissance et d'appui yagul bu mu juddoo waaye ci jamono ji bokk na ci kuréel soldaar yu gën a ràññeeku ci biir ak biti réew. Des forces armées sénégalaises tant à l'intérieur du territoire national que dans les missions extérieures. comme niñ koy faral di nemmeeku ci mboolem bataillon 26e bataillon de reconnaissance et d'appui am na moom it ay woy wàññeeku ci tool xare yi. Hélas, durant ces engagements, des personnels du bataillon ont été arrachés à notre affection. waaye ci taxawaay googe ñi am ci biir ak biti réew mi jot nañu am ñu wàññeeku ci ñun moo tax mais sëgg delloo leen jukkal te ñaan suñu borom suuf sedd seen kaw. Mes encouragements et souhaite prompt rétablissement aux blessés et aux malades. naam mun nañu ñàkk suñu bakkan waaye du orma te fas yéene ñu ñàkk ngor ak lu munta xew te lépp lu ñuy def daañu ko tënk ci biir kàddu góor ci waar wa. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui, je vous exhorte à continuer dans la voie de l'excellence et du professionnalisme, vertu qui force le respect et l'admiration. bataillon bile di 26e BRA ginnaaw bu mu bokkee ci yu ràññeeku ci mim réew commandement zone militaire numéro 6 yokk na moom it ay jéego ngir ñoŋal seen liggéey. Seydou Diatta rataxal diggante réewuk Sénégal ak fi nga xamante ne moo di Grande-Bretagne rawatina nag ci wàllub aada ak cosaan ak diggante Sénégal ak réew yi nga xamante ne nag ñooy jëfandikoo kàllaamay anglais loole nag di mbébétu li di British Council loole nag waral njiit la ñëwoon nag nemmeeku ji nemmeeku si daluwaayu groupe Emedia Invest daal di yëkkati yooyu le kaddu di wuyoo ci turu Alex Lambert moom nag kaddu yi la daal di dénk ki nga xamante ne moo di Mohamed Kandji ñu teewlu ko. Notre objectif majeur c'est de renforcer les liens. sunu jubluwaay nag du lenn lu dul fexe rek ba lépp lu jëm ci wàllu aada ak ci wàllu kàllaama diggante sunu réew ak réewum Sénégal doon lu mucc ayib loolu daal nekk na loo xam ne bëgg nañ ko lool waaye tamit ñu mën a demal seen bopp ba sax mën a samp seen këru liggéeykaay boo xam ne ñoom seen bopp ñoo koy moom te loole nag ci ñetti mbir lañ ko fas yéene lal bi ci njëkk mooy fexe ba ndawu Sénégal yi daal di mën a làkk anglais comme ni mu waree ndax xam ngeen ni làkkub anglais nekk na mbir moo xamante ne nii mënees na ko jëfandikoo fu ne ndax réew yu bëri moom la ñuy jëfandikoo ci seen wàllub làkk te réew boo dem daanaka ñu fa ëpp dégg nañu ko waaye tamit dinañu amal ay examen yu yaatu yoo xamante ne nii dinañu mën a xayma tolluwaayu gune yi ci làkkub anglais bi ngir lépp loo xamante ne ni daal mën na leen ubbil buntu àdduna moo xam ci wàllub voyage moo xam ci wàllub njàng ak njàngale maanaam daal ñu mën ci faj seen soxla li ci mujj nag mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy déppee entrepreneur créatif yi nga xam ne ñoom jot nañu samp seen këru liggéeykaay ba noppi ñu defal leen ay formation yu am solo yoo xam ne dinañ ci mën a gis seen bopp xam nañu ni jàngub làkk bu dul sa làkk dina metti lool waaye daal anglais lu yomba jàng la te lu yomba làkk la rax ci dolli buntu yu bëri mën na ko tijji moo xam fii ci Sénégal wala ci àdduna wërngal këpp ndax ñoom ñu ci ëpp kàllaama bi di anglais dégg nañu ko anglais moom mën nañu wax ni moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu xarale yu yees yi ci wàllu commerce international ci secteur u pétrole ci secteur u finance ci secteur u gaz mën nañu wax daal ci gàttal réew yu bëri moom la ñuy jëfandikoo seen wàllu làkk moo tax may ñaax ndawu Sénégal yi ci lu jëm ci làkkub anglais gi ndax mën na leen ubbil buntu yu bëree bëri. Les jeunes sénégalais à améliorer au minimum leur niveau d'anglais. bus rapide transit ñu gën ko xam ci BRT wàllum dem beek dikk bi la ñuy waxtaanee ak liggéey yi nga xamante ne sumb nañ ko ñeel nag bus rapide transit bu fekkee nag liggéey yi antu na ba nag ñu mën kaa jëfandikoo mën nañoo xayma lu yemoo ko juróom-ñaari junni ak juróomi téeméeri doomi aadama di ay liggéeykat ci wàllub dem beek dikk bi yoo xamante ne nag seen ëpp liggéey kon daañu ko dakkal lu ci mel ni nag ay receveur coxeur ak ñi nga xamante ne ay chauffeur lañu di yëngu itam ci wàllum dem beek dikk bi di jàngat boo xamante ne ki ko xamle di Pape Sakho nag moom jàngalekat la ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bokk nag ci ñi nga xamante ne ñu ngay yëngu ci saytub li nga xamante ne moo di BRT bi bus rapide transit ak njeexital bi nga xamante ne mënees na ko am ci liggéeykat yi rawatina ci ñiy yëngu ci wàllub dem beek dikk bi moom Pape Sakho ñu teewlu ko ci téléphone Assane Top. Rapport bi journaux yi bi ñu ko génnee dañoo wax ñiy ñàkk liggéey
alors li ko indi moo di comme BRT bi ñu ngi koy def léegi dañ ne fu ay garage car rapide Ndiaga Ndiaye clando depuis Guédiawaye ba Petersen fépp fuy amoon arrêt wala garage bu ndaw léegi dañ leen fay jële ñu ne ñooñu di fa nekk mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci oto bi suñ ne car rapide amatul yow da nga xalaat mais ñooñu suba lu ñuy def mais ci garage bi aussi am na ñoo xam ne chaque jour suñu xëyee dawaluñu waande fa la ñuy dem daan seen doole c'est-à-dire que donc ñooñu ñëpp suñu nee dindi nañu système bi c'est sûr que ñooñu il faut ñu xalaat naka lañ leen di def loolu moom mooy perte d'emploi bi li ñu joxe noonu c'est simplement des estimations ci xayma bi moom mooy suñu jëlee ñiy liggéey ci Ndiaga Ndiaye yeeg car rapide yeeg yooyu ñu jël remplacer leen par aftu xam nga Ndiaga Ndiaye ak car rapide kii bu nekk dina am ñaari chauffeur dina am ñeenti cadre dina am ñeenti apprenti et cetera alors que bisu aftu bu nekk benn équipage lay doon soo defee calcul bu ndaw loolu moom moo indi 10 000 yi ñu wax ñun bi ñu defee calcul sax juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer yooyu la ñu trouvé woon ñun ñi daal di arrondir diggal ne entre juróomi junni ak fukki junni mais ñooñu boolewuñ ci ñi nga xam ne ñoom suñu xëyee di ñëw di daan seen doole ci arrêt yi. mbasum coronavirus tolluwaay bi ci réewuk Sénégal moom la ñuy waxtaanee ak xayma bés bi fësal ne 200 ak juróom-benn fukk ak juróom ñoom ñoo génn nag amee doomu jàngoro bi ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci 200 ak 200 ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari doomi aadama téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ñoom nag ñoo ci ay cas communautaire 200 ak juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañu ci mbas mi di mbasum coronavirus juróom-benn fukk ak benn ñoom ñoo ne ci sauvetage juróom-benn doomi aadama nag génn nañu àdduna ci mbasum coronavirus bésub démb yemook aljuma fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2021 mbas mile ba tey la ñuy waxtaane ak njeexital yi nga xamante ne am na ko ci dunduna askan wi ak bataaxal bi nga xam ne moo bawoo ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moom nag daal nay jël dogal dakkal wala bokk dàkkandi ba jëmmi jamono lépp loo xamante ne nag jëm na ci wàllub ziyaar ndax nag jamono ji mbas mi tolluwaayam ak anam bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku jëm ci wàllub wàllante gi bile feebar di coronavirus ngir moytandiku nag law gi ñeel bile doomu jàngoro ñu daal di jël boobule dogal foofee nag ca Touba mu di bataaxal boo xam ne mi ngi bawoo ci Serigne Mountakha Mbacké di xalif général bu Touba. ba tey ci xibaar yi na ma leen ko junjee woon ci bopp gi bokk na nag li nga xamante ne gën naa fës ci ayu bés bi di mbirub Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag moom la ñu tuumay siif daal di koy teg ci ndoddam moo xam ne woon nag du wuy ji ci yoon fi lekk yëkkatiwuñu li nga xamante ne moo di mbalaanu kiirlaayam ki nga xamante ne nag moo di maître Djibril War daal na ci joxe gis-gisam la mu xam ne moo di nag mbalaanu kiirlaay warut a nekk li nga xamante ne mu nañ ca làkkatu ngir rek daal di yëkkati yenn cadre yi wala boog daal di jëf yenn jëf yi moom nag maître Djibril Wall xam ne nag commission daal nay xamle ne moom mbébétam moo di ñu daal di teg ab loi boo xamante ne mu nees nañoo doxal yoon naam ne sax doomu aadama bi ab député la ngir rek mën a yëkkati lépp loo xamante ne jëm na ci mbalaanu kiirlaayam wala boog atte ko naam ne sax ab député la moom maître Djibril War nekk nag ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu école bu parti bu APR moom moo yëkkati les kàddu nag yëkkati ko itam ci patapataaral bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci ay jegeñaale président de la république Macky Sall ñeel mbirub Ousmane Sonko ak soxna si nga xamante ne moo ko tuumay siif maître Djibril Wall daal na cee joxe gis-gisam gan la woon démb ci seen émission Kenno Askan Wi ak El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ko. boo ko xoolee depuis ci weeru septembre. laa toog xool ñu dox bi doxee ma ni benn bi daa ngi soppite loo xam ne ci article 150 bi nga xam ne mooy code pénal ba affaire forfaiture bi yamale ko ci benn catégorie fonctionnaire ma ni léegi ñi nga xam ni amoon nañu maanaam ci ndogalu nguur mi président ne ko directeur général ministre premier ministre boo wàccee rek bu ñu la dàqee rek nga commencé génn ay secret ak inspecteur des impôts yi noo kii kat jël na suuf fi yooyu bu ñu ci jàppate non seulement yoon day dal sa kaw mais dootoo mën a nekk candidat
ñaareel ba code électoral bi nga xam ne li ñuy demandé casier judiciaire doomu loolu rek doyul casier judiciaire yoru nga surtout mu nga nekk candidat xëy suba ngay sàkku ay xale wala nga jàpp def ay lu dul loolu loolu moo tax ma ñu léegi dañuy demande certificat de bonne vie et mœurs comme yow bi ngay am ba ngay dem def sa examen CESTI wala ba ngay dem def sa baccalauréat wala soldat bi buy dem armée dañuy certificat de bonne vie et mœurs loolu inventé wu ma ko. l'immunité parlementaire bi aussi da nga bëgg ñu indi ay coppite. immunité parlementaire bi daañu ko ibbi quand même parce que lu tax les lois ne sont que les rapports naturels loi comme nit la rek day juddu ànd ak laago mu dem bi ci biir feebar mu dem bi ci biir màgget comme affaire état d'urgence bi actuellement ñu ngi ci suñu affaire parti def suñu ay réunion jeunes yi ngi liggéey te maa ngi di gërëm góor ñee ngi liggéey jigéen ñi ngi liggéey ci affaire Covid beeg yooyu yëpp mais yàkkamti xeex ragal la ñun APR bu ñu xasee ba war ci jóg daan ci jóg mais fi ñu toll actuellement. mais gis nañ fi ay dossiers yu jot a jàll yi ngeen si wax mais dossier bii koo si woo mu ne du si mën a àddu lu tax. non bii sax en fait boo ko xoolee sax. oui. maanaam dañ ci ànd ak pudeur quoi maanaam rasu. mbirub Ousmane Sonko doon nag li nga xamante ne moom moo gën a fës ci ayu bés bi ci xëtu yëglekaay yi loolu nag waral rubrique article de la semaine amal ci itam ab taxaw seetlu daal di cee dalal ki nga xamante ne moo di Ibrahima Anne ak gëstu gu yaa bi nga xam ne def na ko ci mbirub Ousmane Sonko ak tuumay siif bi nga xamante ne moom la ñu teg ci ndoddam moom Ibrahima Anne moom mooy rédacteur en chef bu Walf Quotidien laaj ak tontu dox diggante Macky El Hadj Malick Sy article de la semaine ñu teewlu ko. sexe ak politique diggante bu yàgg la moo tax ci géewu politique bi ñu koy dégg ndax ñi ko seq du ñu mayante dara. décryptage bi li ko waral mooy donc actualité bi xam nga ne actuellement lii lëmbee réew mi mooy mbirum Ousmane Sonko dañ ne bon peut-être dafa sàkku benn xale bu jigéen donc man nag ma gën a sori affaire Ousmane Sonko bi affaire Ousmane Sonko bi nekk juste benn prétexte pour wax ci yeneen mbir yoo xam ne xew na fii ci Sénégal wala xew na ci yeneen dëkk yoo xam ne pour dire simplement que mbir Ousmane Sonko bi du question ni nag dama koy néewal doole wala dama koy néewal wala dama koy en tout cas dama koy minimiser mais dama bëgg a wax ne simplement que lii du gulet ci mbirum politique mœurs ak politique moom benn couple la boo xam ne yàgg nañu di ànd bon des fois ñu juboo des fois aussi ñu séparé wu bon mais lu yàgg la quand même. mu nekk arme bu mën a yàq politicien bi rédacteur en chef bu yéenekaay bi di Walf Quotidien di si indi ay leeral. paaka ñaari boor la sexe mën na doon arme de destruction massive pour homme politique autant aussi mën na nekk aussi benn élément d'ascension parce que am na ñoo xam ne sax dañuy naan sexe bon c'est sexe pour un homme de pouvoir c'est un aphrodisiaque am na ñu koy wax donte aw ma ci benn firnde wala yooyu mais li ma mën a wax ne rek mooy am na ñoo xam ne utiliser nañu sexe utiliser nañu loo xam ne ay mbiru mœurs la pour détruire carrière benn nit. diggante sexe ak politique couple infernal la ndax yooyu la ñaar dafa nekk li nga xamante ni yenn saa yi dafay indi ay tooxi doona yu doy waar. couple infernal la donc loolu laay jéem a démontrer donc des fois mën nañu ànd mën na nekk compatible des fois mën na am incompatibilité donc bu amee incompatibilité rek mooy yëpp day tasaaral donc muy li nga xam ne moom moo dal en tout cas li gën a fës bon parce que boobu moom dem na ba pratiquement jeex donc mooy bu DSK bi donc brisé na carrière am donc loolu mën nañ donc c'est un couple infernal et puis c'est un truc boo xam ne dañ ko war a manier avec dextérité daal. Ibrahima Anne yamul foofu mu dem sax ba di indi ay exemple bokk na si ca France DSK Dominique Strauss-Kahn mi nga xamante ni mbirum sexe ak politique daf ka dab ba yàq carrière politique am naka noonu ambition gum amoon ngir jiite France mbir mi naax saay. en tout cas boobu ci sondage yi ñu doon def France yëpp ci xayma yi ñu doon def yëpp donc Dominique Strauss-Kahn boobu mbiram dafa yëgoon waaw dafa yëgoon donc tout le temps dañu doon wax ne bu demee ak Sarkozy élection présidentielle donc da koy gagné donc bon xaw ma nag ndax socialiste yi la wala ñoom Sarkozy la en tout cas de toutes les façons ñu bëri jàpp nañ ne loolu noonu ci ku mel ne DSK ak gëdd bi mu amoon instant yooyu loolu bu ko dalee
donc complot rek la war a mën a doon donc loolu faagaagal na carrière u Dominique Strauss-Kahn bu ñu ñëwaatee fii ci Sénégal donc Diambas Diaw aussi benn jeune la woon boo xam ne aussi dafa amoon avenir politique mais bi mbiru kii boobu scandale politico-sexuel comme ni ñu ko doon waxee ci époque boobu noonu bi mu xewee bon gis nañ ne aussi Diambas bu depuis boobu ba léegi moom dafa disparaître des radars quoi amul gisatuñ ko fenn bon maa ngi dégg ne mi ngi ci benn ambassade boo xam ne fële en Pologne donc il est à Varsovie comme chef du bureau économique alors que yaakaar naa ne du loolu moo nekkoon ambition bi muy dugg ci politique donc pour dire simplement que looloo tax donc may wax ne sexe mën na nekk benn arme de destruction massive quoi parce que mën na briser ay carrière mën na briser ay élan. sexe ak politique seen diggante lu doy waar la Walf Quotidien faram fàcce couple boobule ci anam yu doy waar yu ñu nemmeeku ci àdduna bi. seen rubrique article de la semaine ngeen mën ko amaat ayu bés gi ñu dëgmal wala bokk gaaw gi ñu dëgmal ak El Hadj Malick Cissé mu waxtaanee beneen ponk laataa ñu caa yegg si nag wax ci bëccëgu ëllëg gi nag soxal fukki fan ak ñeent ci weeru février àdduna wërngal këpp di màggal nag bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllub Saint-Valentin nag di bés bi nga xamante ne nag moom la ñuy faral di nemmeeku ñi nga xamante ne dañoo bëggante ñuy joxante ay wala bokk di waxante ay kàddu yu neex li ni mel nag ba xam góoruk Sénégal ñoom nag daan nañoo ànd ak wàllub romantique li tubaab di woowee romantique li nag waral ITV daal di ci amal ab taxaw seetlu ñenn ñi nag jàpp ne yarin gi ak aadaay réewuk Sénégal moo mayul nag ñenn ci góor ñi ñu daal di doxalee yenn ci ay doxalee ni ko ñenn ci soxna yi di ko xaaree reportage bu Ndeye Nassi Diop Diouf. góor gu jonge ci wàllu web jigéen ñëpp gént nan am ko ci seen wet fi ki Sénégal nag góor ñi jongewuñu loolu la Awa Ba xalaatee. non léegi les hommes au Sénégal franchement romantique ñu moom non romantique ñu parce que xamuñu defal jigéen ba jigéen bi kontaan satisfaire quand même du ma wax ñëpp mais la plupart des hommes au Sénégal nag romantique defal jigéen du question li nga koy defal chaque jour mais mooy de temps en temps nga bett ko ak cadeau di ko par exemple lui ouvrir la porte xam nga mu war a toog ci chaise nga xëccal ko chaise bi c'est ça qu'on appelle le romantisme te fii quand même habitué ñu loolu. lu soriwul dara ci même koñ bi ñu daal di dajeek Saha Aïdara Saha ay atam toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett di ñu dénk ni ci biir réew mi am na ay góor yu jonge te am yërmande waaye dañoo bariwul. jonge ñëpp la war di wax sa jabar chéri yaay booy na nga def li nga togg neex na jaraw lakk jërëjëf yooyu yëpp ci jonge la bokk di ko kadooy neexal sëy. Seydina làq fanweeri atam moom mi def juróom-ñaari at ci mariage nee na moom lépp lay defal soxnaam. parce que mbëggeel dafa doon loo xamante ne bul jàpp ne chaque jour rek ku jigéen ki moo war a def lépp parce que boo jàppee loolu rek yaa ngi ci erreur parce que sama jabar daf may muñal ni may muñalee noonu man noonu laa koy jàppale parce que bu ma xoolee ne moom mu ngay jàppale ci côté bii nii bu fi nekkul man war naa mën a dem lal sama lal ba mu jekk jël sama njëgënaay teg defar ko ba mu nice nga xam ne moom bu wàccee sax coonam daf koy fàtte. jonge di ay wax yu neex wala ay jëf yi ñuy def ngir suuxat mbëggeel mel na ni fii ci Sénégal gaa yi joxatuñu ko yitte lool bu ngi sukkandikoo ci ñi ñu jot a waxal. ay fan rek daal di des ci Saint-Valentin muy bés bi ñu jagleel mbëggeel couple yu bari di profito ngir fësal seen mbëggeel ak ay cadeau ak tamit wane seenub jonge. Ndeye Nassi Diop Diouf ñu yegg si mbokk yi ci ponk gu mujj ci jotaay gi li yéen kaay yi xëy fasal tey ak Assane Top. moytu ak danduwante mooy pexe yu njëkk ngir faagaagal mbas mi di Covid 19 gisaguñ nag lu koy jëlee ci réewum Sénégal enquête yu ni kay ne ankay pandémie bi nag mi ngi wéy rek di sànni ay lawtanam waaye li nga xam ne moo di wàllu ko ñàkk yi nag kilifa yi dogal nañ ci rek daal di koy dugal ci biir askan wi loole moom lam-lame amatu ci benn yoon ana lan mooy ngëneel ci wàllu ko ñàkk yooyu ak it nag les ci war a mën a moytandiku askan wi ci seen foro fara daal dem jamono jile waaye nag na ci seen xel dal bu ñu sukkandikoo ci professeur Tandakha Dieye ma ngay leeral ne lépp nag doon na loo xamante ni yoonal nañu ko ci OMS
OMS doon kuréel gi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu ko wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp yooyu la ñàkk moom pexe amatu ci faw rek ñi daal di koy jëfandikoo ci nu mu gën a gaawee ndax it nag mooy matuwaay bi njëkk bi tax ñu war a wàññi ndeetali ak li muy faat ci wàllu ko bakkan jamono jële daal di jéggi dayo lool waaye nag na leer réewum Sénégal Chine ak Britannique ñoo ko jox yooyu la ñàkk mu fas yéene aare aw askanam Tandakha Dieye professeur bi xam-xamam màcc ci wàll wi jeexalu lu dul nekkoon nee na yooyu la ñàkk nag faw ñu baral jéegu yi daal di koy jëfee ci nu mu gën a gaawee fexe tamit askan wi dugal ko seen bopp ak seen xol xam ne mooy la leen di aar ci ni wopp ji di lawee guddi yi ñu toll ak ci yeneen feem ak yeneen ni anam Vox Populi mel ni ko naan ko wopp ji ni mu fi walbatiko soppi fi jikko andi fi lu kenn xamutoon ku mu tiitalu nag doon nit yi ni kaay gi ne li am démb moom kenn mësu koo gis ci réewum Sénégal génn ko ba cëkk ñeent téeméeri doomu aadama ak juróom benn fukk ak ñaar la fi dal di tëral bu ci yemoon muy jàmm ndax it nag faat na fi ay bakkan lu toll ci fukk ak benn tamit ak it nag sampa ci laaj ne ana lan mooy njëriñal couvre-feu bi ñu taxawaloon ci diggante Ndakaaru ko Thiès benn njeexital gisuñ ko ci dundu askan wi lu dul ne kon wopp ji di gën di yaatu rek ak it nag di faagaagal askanu ko réewum Sénégal lépp lu di wàllu ko koom tamit mu daal di koy nërmel teg ko ci suuf bu ñu bàyyi ko ci coronavirus leneen lu ko niroog ba ab seex ndoom mi ngi yurndoo ci frontière Sénégal yi Les Échos yéenekaay moo xëyee xibaar bi ne Joe Biden jiitum réewu Amérique nag ginnaaw ba ñu ko fale rek réew yu Afrique la teg gët jiital ci Sénégal ne bëgg-bëgg bi nga xamante ne ñi ko fi wuutu amoon nañu ko fi loolee mooy ki nga xamante moom moo koy saxal te nag dana ci xar tànk tubayam ba lépp dal di sotti Les Échos yéenekaay ne loole nag du lenn lu dul mbirum góor jigéen Joe Biden ne ñooñee ci askan wi la ñu bokk kenn amul sañ-sañ daal di leen di gannaawel wala bokk di leen suufeel ñoom góor jigéen yi kon nag bépp réew bu nekk ci dendu ko Afrique jiital ci Sénégal mi nga xamante ni mi ngi doon wone ak diis la ak jéem a lànk na jublu ci nu mu gën a gaawee daal di leen sàmmal lay seen àq ak yelleefu doomu aadama aar leen yiir leen bañ a am lenn loo xamante ni la daan leen ko xañ ci seen wàllu ko dundin yéeni kaay gi Les Échos ne Joe Biden yemul ca loolee ndax it nag ca wet ga ma ngi ca toftal ay tëkkuwaate ne nag bépp réew boo xamante ni lee loolee bañ nga koo jëfee mooy na taxaw na temb ngir daal di ci amal ab ñàkkante ndax it nag lépp luy wàllu ko ndimbal da koy daal di dagg ak it nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seeni ndaw file jox na leen ci ndigal loolee ñi daal di ci amal ab liggéey ba sottal ko ci nu mu gën a gaawee rax ci doodi tamit seen kuréeliki mbootaay yi nga xamante ñu ngi leen tasaare ci réew yi ci dendu ko Afrique tañ bari lool ci xewum Sénégal di liggéey ci wàllu ko développement bis ni ki tey lu ni mel nañ ko def seen yitte benn kàddu rek moo ci jibagum ngir rek xeex lu ni mel mu nga bàyyi ko ci ONG Jamra ci kilifteefu ko Mame Makhtar Gueye mel ni ku naan président Macky Sall waaw góor wéyal ci saw yoon bu ragal benneen ko la xoqatal am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur booba laa fa bàyyi ko ngàbb la quotidien yi ni kaay maa ngi fa fekk nataalu pa Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñi daal leen di dendale ci benn xët ak xel yaar gi mu am ci coow li lëmbee réewum Sénégal jamono jile ku ci nekk ci ñoom ñaari kilifa yi la la ci mën a fekk waaye nag yéen i kaay gi ne lay mbir te mbirum yoole googee nga xamante ni nekk na ab tuuma rek ci ndodd Ousmane Sonko lu mat a bàyyi xel ndax it nag moom jiitu Pastef bu fekkente ne la ñu koy toppee ci wàllu ko yoole googee mën naa bañ a doon ak ngànte ci moom waaye nag la nga xamante ne moo ko nar a lor ma ngay bàyyi ko rek ci fitna gi fi yëkkati woon ki rek altine gi la ñuy weesu ay ndaw jóg def réewum Sénégal ni ak kay taxañ ko taal ko ni ab sébb foofee lañ ko mën a roofap galgal sànni ko ci kaso bi bu boobaa nag ay kayitam la ñu dal di yàq kenn du tudduti Ousmane Sonko ba xel di daj am njiitum réew moom njiitum réew mi tey fi tey doon Macky Sall tamit na moytandiku bu baax a baax ndax it nekk lii su fekkente di Ousmane Sonko génn ci ak teyu ko bakkanam 2024 moom appand sax du ko seen ndax it nag carte gi day jaxasoo ci borom Les Échos yi ni kay ne ak lum ci man di doon baadu yi leen ndaw ñoom doon jàppal njiitu Pastef dañoo jiitu ci Ousmane Sonko ci kaso ba am déet journal bi ne procureur bi nag dafa daal di bétër ñi ko rek wane dooleem dëggantaan ci mbir mu ni mel amalu ci genn ko yërmande daan ni atteb rey la teg ci seen kaw toll nañu ci fukki doomu aadama ak juróom-ñeent ab mandat dépôt lañ leen daal di daaj di leen toppee ni ki ay nit yoo xamante ne dañoo def gàngooru ko Samba Sula Bali di toje ka rajaxati ak di taal te loole yépp bakkan mënoon na caa des yoon teg na ko loxo ubbil yéenikaay gi di Source A waa ji weer yële ñu weesu moo doon jël ay gaal di ci yëpp ay ndaw diigal leen ci biir géej gi yéenikaay gi ne ginnaaw ba ñu ko wëree ab diir nag ñu ngi ko jàppee ci diwaanu ko njaareem gi mu làqatu woon way takk-der yi ko doon seet fa la ñu ko koj waa ji nag mi ngi toll ci fanweeri at ak benn doon dàq ay millions yu takkoo takku ci yóbbuwaate googee mu doon def jëmale ci ndaw yi jaare ko ci tukki mu jaarul yoon GD noonu la ñu koy dàkkantale nee na ñu Tuuba la dëkk nekkoon na tamit koo xamante ni le ku min yoonu géej gi la ci wàllu ko yóbbuwaate ak dem ak dikk guddik alxames la ñu nekkoon nib ci quartier Thierno Kandji mu ngoog mu ne woon li yéenekaay yi xëy fësal tey jaajëfal ko Assane Top mbokk yi jaajëfal leen ci ànd bekk suñu programme jotaay njoloor si kon fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf